yéen lay jox la parole mais bëggoon naa ñu introduire parce que itam il faut que ñu dox suñu diggante ñu kii ko quoi mu dara bañ koo yàq Dior maak moom amuñu problème te duñu mës a am problème un deuxièmement leeral yi ma def c'est pas par rapport à Dior mais par rapport plutôt à un groupe boo xam ni damay koy wax mu leer pour groupe bu bëgg a réunion Sénégal may wax ni réunion boobu man géré wu ma ko Assane géré wu ko Assane santaane wu ko man santaane wu ma ko kon lu fa mënti am ñu dañuy dégager suñu responsabilité parce que aussi àddina nit ki da ngay sóoraale surtout boo bëree ay noon surtout booy xeex ak état dafa am doole dégg ngeen na état dafa am doole donc dañ ngay leeral man Françoise santaane wu ma réunion Assane Diouf santaane wu réunion te dama wax ak Assane balaa may bind ni que santaane wuñu dara fi mu toll nii ay ndaje ak yooyu Dior association la yor mbokk yi bu leen jaxase ma ak Dior association la yow di def kii lay def naa ci affaire bi nu mu tudd Dior kii lay def œuvre caritative voilà day dimbale dafa bëgg a dajale ay affaire di dimbale Sénégal yi dajale Sénégalais yi noo leen di dimbale suñu askan noo leen di dimbale suñu dëkk bu leen loolu dama ciy jàpp loolu kuy def lu baax ku ne te li ñu def lu baax nekk pour Sénégal dama ciy jàpp donc loolu dama ciy encourager Dior te su ma si mënee jàpp dinaa ci jàpp association la Dior di def man lii may wax nii c'est politique maanaam am na ñoo xam ne dañoo joxante rendez-vous pour politique pour affaire politique mais man comme man yëguma ko yëgaluñu ma tàggoowuñu ma joxewuma sama aval Assane joxuma aval joxewul avalam ma bëggoon mu leer rek loolu dong la mag Dior amuñu benn problème mbokk yi dégg ngeen na voilà noonu la demee am na ñoo xam ne nag damay leen di bloqué duma ko tey di wax ni que tey donc live bi dama leen di jox la parole one love everybody dama leen ne one love one love ok one love Babacar Mbaye welcome kon gars yi dama leen di woon vidéo bi nga xam ne moo tax ma def live bi spécial live naruma woon ñëw live tey dama leen di wax temps yi damaa xaw a ker temps yi dama xaw a sonn dama xaw a sonn loolu moo tax léegi dama dugg rek pour won leen waaw féroce bi malheureusement loolu la ma yàlla nattoo léegi damay dugg pour won leen vidéo bi nga xam ne wane nañ ko fii Assane dafa demoon Xelkom man ba ma waxee moom avant-hier mu ngi woon préparé dem Xelkom moom bu ñëwee bu dee dugg na bu dee jot bi temps bi may na ko waxoon na ma dina dugg ci live bi bëgg naa mu dugg ci live bi parce que ba mu ko wooyee dafa nekkoon ci sëriñ mënul wax ak man mën na am sax mu def live boppam parce que moom dafa prévoir woon def live à partir de Xelkom te loolu bu ko bëggee def ngeen war a xam ni ko da koy def pour wan Sénégalais ni nañu dellu liggéey nañu dellu dëggu ci liggéey takku ci liggéey léegi yàlla def malheureusement mu tase fa ak Pape Diouf xam na ne Assane du rate Xelkom loolu yéen xam ngeen ko Pape Diouf xam na ne Assane du rate Xelkom Assane du événement bu mel noonu Assane dina dem lan moo tax ñoom ñu dem ba place ba Assane nekk pourquoi ñoom par force xanaa man musuma dem Touba musuma dem ay Xelkom ak yooyu waaye yéen ñi dem Xelkom xanaa xam ngeen ni xanaa Touba war na nekk place bu rëy waaw mon frère Assane welcome man daal bu mu la gisee sama xol sedd man sama frère comme dugg nga ci live bi sama xol sedd na te dinaa la woo léegi yow sax balaa kenn wax yow la ñuy jox la parole boo waxee ba pare Assane ma dugal nag Baye Fall yi wax ak ña nga xam ni ñoo la attaqué ñu xam ni nag ñoom doole yemul de Pape Diouf yaa ngi song koo xam ne waroo ko song nag wallaay la azim yaa ngi song koo warut a song yaa ngi jéem a provoqué koo warut a provoqué ëppale woo Assane Diouf ay Baye Fall non man bëggu may wax nee naa la man li may wax Dior sama sœur démb man njaago laa sama xeex du jeex samay problème du jeex moo tax du ma gaaw a dugg ci ay xeex parce que su ma commencé du jeex Pape Diouf xoolal bul indi problème Sénégal parce que yow loolu nga jéem a wone tey vidéo bi du ma ko wone damay woo Assane Diouf bu paree ma door a wone vidéo bi damay woo Assane Diouf parce que xam naa ni war na jàpp amul jot liggéeyee tax mu dem foofu demu fa pour xeex jógul woon pour xeex nga ànd ak ay garde corps lu tax defoo face à face Pape Diouf ngeen def yëfu góor
comme da nga dem ba foofu di ko wër yëfu góor nag nga waroon def ne ko maa ngi nii yow yaa ngi nii maag yow man maa ngi nii yow Assane Diouf maa ngi nii maag yow ñu géewal leen man moo tax du ma bëri xarit parce que du ma mën a def ay mënuma diplomatie man bés bu ma doon liggéeyal Sénégal moom bu ñu bëggee Sénégal am guerre nañ ma dugal ci diplomatie man ma war a lijjanti di neexal ay nit ay fen di wax di kii non man ci dëgg bi laa koy jaaree léegi nag moo tax dinaa bëri ay noonu Assane Diouf Pape Diouf ba muy dem ci Assane Diouf dafa waroon dem moom dong mu ne mbala mu jox Assane Diouf rendez-vous ne ko nañu tase telle place maak yow loolu la waroon def nag loolu la waroon def waaye doo ànd ak ay garde corps Assane àndul ak garde corps waaye mbokk yi nettali ci gémmiñu borom Assane dafa waroon def live dama koy woo rapidement rek dina leen wax ban jour lay live parce que Xelcom bi newoon na dina ci def live wala moo ko kii xëy na bëggu cee wax Assane maa ngi lay woo de xaaral ma woo la kii nga wax rapidement ma woo la ci WhatsApp bi xool boo jëlul nag ma xam ne tu n'as pas envie d'en parler xëy na da nga jot ndigal parce que xam naa ni Baye Fall nga boobu bu ñu la joxee ndigal nga bàyyi loolu xam naa ni doo ci wax xaaral ma xool ma jéem a rechercher Assane xool ndax dina mën a wax mu ngi noonu mbokk yi man xaw ma Xelcom nu mu demee waaye yaakaar naa ni nit mën na dem Xelcom bu jóge fa te du gis moroomam la xewoon nag xaw ma ci dara li ci télé bi laa gis comme yéen lii ci télé bi li ñu wane ci net bi moom laa gis te mënuma leen wax ndax dëgg la ndax naka la demee exactement waaw asalaamaaleykum mon frère. waaw soxna si. waaw naka mo mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw sister lu bees yaa ngi jàmm yow. man maa ngi ci jàmm bu baax a baax yow nekkal ci jàmm rek. xam nga man saa su ne ci jàmm laay nekk. alhamdulilah man daal dama xëy ci suba daal gis vidéo bi dañu nekkoon ci groupe yi rek. tey aussi sax bëggoon naa loolu tam bu ñu waxee ci waxu Xelcom bi ba pare nga joxe ndigal ci biiru groupe yi da nga ma jox ndigal nga wax ko aussi ci gaa Baye Fall yi nekk ci groupe yi mu leer dégg nga. Voilà donc dañoo bëggoon xam Assane nga nett ñu qu'est-ce qui s'est passé lan moo xew qu'est-ce qui s'est passé. xam nga yow man xam nga ne démb woo naa la wax na la maa ngi dem Xelcom. dëgg la. xam nga ma la wax léegi Sénégal yëpp xam nañ ne maa ngi dem Xelcom. sama jarbaat laa àndaloon Cheikh Amar laa àndal dem Xelcom. dëgg la leer na. dama saase xam nga bi ma njëkkee dem Xelcom en 1991. 90. xam nga booy dem mburoog ndox rek la Baye Fall di yóbbu. may leen ko ay kër. bi ma xëyee dama chargé sama pick-up truck yëpp ay xam nga mburoog ndox ak lu nekk dem Xelcom bi ñu nekkee Xelcom ñu ànd cortège lañu def. xam nga Cheikh Amar ne ma tey moom dama bëgg rek ñu ànd wër tool yi. xam nga joxe xéewal yi loolu lañ doon def ñu dem ci daara yi di joxe ay xéewal. xam nga léegi benn moment ñu dem ñu ne nañu dagg mbool ci ñu taxaw di dagg mbool. xam nga booy journaliste boobu ñuy wax Tange waa. xam nga maa ngi ci biir nit ñi comprendre nga li ma la wax. maa ngi koy dégg muy wax téléphone di wax ak Xaadim Diouf rak ko Pape Diouf ak Pape Diouf. di wax ba tudd sama tur man taxaw naa sax xool ko mais waxuma ko faalewuma ko dara. parce que xam naa ne défiant la quoi xam nga góor guy xeesal moom boobu amul looy wax ak moom. comprendre dëgg la. xam nga ma romb ko ne sama jarbaat bi gis nga ngóor si fankat la xam nga li ma la wax mais bàyyi ko rek xam nga ay mbiram sëñ Touba dina ko leeral. fi may waxee paree guma rek. xam nga Cheikh dem yéeg ci otoom xam nga ma ñëw wax ak moom. xam nga ne ko xam nga démb de maa ngi woon ci affaire yi xam nga mu ne ma nijaay yow kay yow moom xam nga defe naa yaa ma ëpp coono ma ne ko non aw ma benn coono nag parce que Xelcom dama fi daan ñëw. xam nga def ci semaine boo xamante ni defe naa ne benn fan bu nekk benn potu ndox laay naan te ren maa ngi ay saaku ndox di ko séddale kon sant yàlla. macha allah. xam nga ma waxee ak moom ba pare tourné rek. xam nga Pape Diouf romb sama kanam xooluma ko sax ñuy romb xool gis naa ko mais xooluma ko. xam nga ma wër oto bi rakk ji jóge fële rek daw. xam nga yaa saaga sama mag xam nga rek ci te foo xamante ni plus de 50
man bougé wu ma sax fu ma taxaw xam nga waa kër booy garde corps Cheikh Amar yeeg ñëpp ñoo ko attaqué ne ko boo yëkkati sa loxo rek ñuy nangam taan sa ndey. xam nga booy génn seen fetal yeeg yëpp ne ko boo yëkkati sa loxo ñuy nangam taan sa ndey yëkkati sa loxo rek. xam nga Pape Diouf taxaw fële sama jarbaat bi nee na sax da koo yërëm nee na ma grand kii ni mu doon waxee rek ngay xam ne moom tàppet la amul fit ba pare xam nga man Dakar laa dëkk ñoom ñu nekk Dakar lan lañ may ko seexal koom. jagu ko de. man awma garde corps ànduma ak ay garde corps xam nga li ma wax bi mbir mi amee dama génnaat ndànk xam nga dama jóg ndànk ne sama jarbaat bi taalal oto bi ñu génn xel koom parce que fii dëkk bu ñuy xeexe xam nga daal di génn xel koom dem def li ma yoon sant xam nga daal di ñëwaat ba pare moom xam nga li ma wax man taalibe Serigne Touba laa bu ma ñëwee Touba xanaa xam nga Touba indi ma fi dinaa dem sax ci sama sëriñ mais Pape Diouf ci sëriñam laa jóge kër maam Cheikh Anta laa jóge léegi ñu ne maam Cheikh Anta ne ma jaar sax defu ko te kooku taalibe la ah bon jaaru fa barke Serigne Bamba ex-six bu noir la yor xam nga li ma wax ñoo jiit lantewaat xam nga ma dugg biir gendarmerie Touba mu jubal génn dëkk bi ma génn gendarmerie dem dawalaat dem ba Taïf gendarmerie bu Taïf xam nga li ma wax ñu wax ma liñ may wax sant ma li ma war a def ma def ko wëlbatikuwaat dawal ba kër sëriñam bi ma ñëwee xam nga ñu ne ma carrément kan Pape Diouf gis teen sax defuñu ko xam nga ñooñu ñooy faramason Sénégal yi te li ma ko waxoon rek man xam nga képp koo xamante nii fi mu toll nii da ngaa jóg xam nga li ma la wax di lëmbee ka jaay reewande ci yoonu Serigne Touba barki Serigne Bamba booy aboo nga takk say bagage abale parce que Baye Fall yaa ngi ñëw te fuñ la fekk dinañ tegal sa ndey loolu moom Assane Diouf a ko wax ñëpp nag bàyyiwuma kenn képp koo xamante nii da nga jóg pour bàyyi pour yoonu Serigne Touba nag laa wax di am loo ci xam nga ay ma yuuxu nduur ak di tëgg xam nga Bercy xam nga ci bisu màggal gi la war a tëgg Bercy ñooñu ñëpp fu ñu leen fekk xam nga li ma wax Baye Fall yi fu ñu leen fekk tegal seen ndey lu leer laa wax. parce que Bercy ren bi dafay tombé ak màggal ay garde corps xam nga li ma la wax ànduma ci garde corps sama jarbaat laa. Assane nag da ngay am garde corps nag dégg nga da nga war a am garde corps du dara da nga war a am garde corps. yàllaay sama garde corps déglul man soxna si. waaw man jaam ñi laa fi nekkal yàlla mooy sama garde corps xam nga lu tax yàllaay sama garde corps. waaw ba ñu nee bëreet man fi ma taxaw ci sama kaw oto dañ ma doon bëma sax di ma wax duggal ci biir oto bi ku la laal ñu nangam taan ndeyam xam nga loolu dara gënu koo neex. waaw soxlawuma garde corps de li ma nar a fayee ay garde corps xam nga mën naa ko jënd ay mbuusu ndox fu taalibe yi nekk ma yóbbul leen ko ñu naan man loolu mooy sama affaire. xam nga li ma wax Sëñ Touba amuloon ay garde corps bu doon loolu bi muy dem ci géej gi maam Cheikh Ibrahima Fall bu fi def yaa ngi dégg. man de jom mi naa man de bu waaw doon yooyu sama yëpp xam nga affaire àdduna la man yooyu ñuy def xam nga di wuti tur ak wut bës xam nga bës ko fa indi dinaa ko may bës parce que maa ngi ñëw Ndakaaru te fu ma ko fekk moom Pape Diouf moom Khadim Diouf muy baayam Cheikh Diouf ma nekkoon France di sàcc ba pare wëlbatiku di fen naan bàyyi ba sëñ Modou Rokhaya Mbacke nelaw mu naan sëñ Modou Rokhaya ko seexal xam nga ni ma wax yaayam càll ñu ngi muy wër mbedd bi caaro yi daan yalwaan lu mu lekk fu ma leen fekk ñoom ñëpp naa xorom seen job bu ndey man samay saako xorom laa yor xam nga li ma wax te ku ma ci tegal rek dinaa xorom sa job bu ndey te fu ma ko fekk naa xorom job bu ndey moom xam na loolu sax yëngalu ma sax Pape Diouf mënu ma ay xam na loolu sama jarbaat bi ci boppam dafa taxaw ne man dama ko yërëm sax ni mu doon waxee ni jaay parce que mi ngi wax xulli bët yi xam na ne xam nga li ma wax erreur bu mag la def xam nga ba pare moom moo doon jàppaat rakam di ko bëmax ci biir oto bi parce que xam na ne xam nga xel koom la ñu nekk. voilà. ñaaw na trop. ñaaw na yoo xamante ni affaire groupe yi nag moom. waaw xam nga man du ma tasaare mbooloo. waaw ba pare dama bëgg rek ñi nekk ci groupe yi ñu xam ne. groupe bu mënti nekk ci xam nga Assane Diouf. barki sëñ Fallou bu ma xëyee damay déglu suba ba ngoon. merci beaucoup. voilà te dafa dem ba nga xamante ni groupe yi. xam nga ay xuloo ay dàgga sante xam nga li ma la wax ay yaama neex ak xam nga li ma la wax yow yaay jiw ak sa liibeeg sa leebeeg dangaa jekk ak affaire yooyu man loolu taxumaa jóg Sénégal moo ma tax a jóg dama dem képp koo xamante ni nag ah vas-y Assane maa lay déglu waaw xam nga barke démb danga ma wax ni boo ma déggalee tasal groupe yi man maa ko wax waaw donc man loolu laa leen jottali parce que bugguma lenn ma def ko merci beaucoup ma xam nga man bugguma
damaa bëri ñu ay noon ñoo xam ne dañuy wax sama gannaaw mais bëgguma di dugg di wax lu bëri Assane nee na ba ma koy wax Assane daf ma ko wax Hélène xam nga yàlla dafa def man ak yow ba ñu commencé di wax ba léegi amul lenn loo mës a wax man ma génn ne Hélène waxuma ko lii ah. merci beaucoup. waaw kon ñi lay démentir xam nga li ma la wax loolu mooy Sénégal nit day dund ñu koy xulool di ko xeexal xam nga li ma la wax voilà man nag du ma xulool kenn du ma xeexal kenn man daal mën naa xeexal Sénégal laay xeex. merci beaucoup. waaw te Sénégal. merci 15 millions d'habitants ñoo fi nekk 15 millions yu mat sëkk. Macky Sall sax maa ko gën a xam ñaata doomu aadama yi yeewoo Sénégal yaa ngi dégg xam nga ñooñu laay xeexal. voilà léegi mais xeexaluma ay groupe Assane Diouf parce que benn dinaa la yónnee benn audio léegi benn femme bu nekk France xaw ma bu tudd Anta. yaa ngi dégg. waaw. femme bi woote na sama téléphone pour jot ma. xam nga mënumaa jot mu woote sama téléphone jarbaat mënumaa jot mu woote ci téléphone El Hadj Diouf mënumaa jot mu dugg ci groupe WhatsApp bi daal ne xam nga je t'emmerde de Assane Diouf xam nga je m'en fous de Assane Diouf xam nga kooku Sénégal jox taxu koo jóg. waaw. yaa ngi dégg. groupe WhatsApp yi dafa ëpp dafa doy waar. voilà yu mel noonu nag moo tax ma ne bépp groupe boo xamante ni yaa ngi ci Assane Diouf xam nga mën nga génn ci Assane Diouf parce que man xam nga créé wu ma benn groupe. ba pare bugguma benn groupe di nekk ci sama tur chaque jour ñu naan Assane Diouf ba pare li Assane Diouf di xeex kenn xeexu ko ci parce que Assane Diouf day xëy di xorom di dagg ay job ndey chaque jour mais ñoom bu ñu nekkee ci groupe WhatsApp yi ci suuf la ñuy dugg di wut xarit xam nga man mënumaa xaritoog ku ma xamul. ak di clan loolu laay jàngal sénégalais du ma xaritoog nit ku ma xamul. yaa ngi dégg li ma wax du ma xaritoog nit parce que tey dégg nga Assane Diouf àdduna bi yëpp naan Assane Diouf. comprendre nga li ma wax du ma xaritoog nit koo xamante ni da ngaa yëkkati sa $100 ne naa ko dimbalee nit ki mais damay topp $100 yi ba nit ki gërëm ma. exactement xam nga li ma wax loolu kooku dimbalee teew ko du dëgg. merci beaucoup. merci beaucoup voilà xam nga Sénégal moo ma ñor. man topp bugguma wutuma buzz Hélène yow xam nga sama affaire. waaw yow xam naa la Assane xam naa la te xam nga ni man ñu nekk ñu ci loolu. léegi bi ma ñëwee Sénégal ba léegi ñaata yoon nga ma wax ne Assane journal sàngam wala xam nga nu sàngam bind nañ ma xam nga nee nañ pour nga ñëw xam nga li ma wax nangam ak nangam xaalis sax war cee génn te gisoo ma teg sama tànk. dëgg la dugguma ci lenn duggoo ci lenn waxtu yàlla loo xam ne xaalis la même sa Facebook ma wax leen ko tey Facebook am tey ba mu nekkee Amérique mënoon na ci fayeeku xaalis mais maak moom yëpp dañoo décidé daf ma ne Hélène lan moo tax ngay li xeex lii lan moo tax nga koy def ñu ne Sénégal mu ne kon jarul ñuy lijjanti xaalis loolu la ma wax te loolu la ñu doxal wutuma ci xaalis moom wutu ci xaalis dëgg la voilà en tout cas xam naa ni yow bëri nga looy kii looy dox parce que xel comme da nga newoon aussi di nga def live loolu xam naa ñëpp a ngi koy xaar parce que am na ñu ma ko jot a wax de xaw ma nag ndax dina. dinaa dem live. waaw dinaa dem live. ba pare dinaa bàyyi sama jarbaat wax leen li fa am parce que Cheikh Amar kilifa la. dëgg la xam nga boo xamante ni xam nga lii am bi mu amee rek. xam nga damaa rocceeku ndànk ne sama jarbaat. xam nga dawalal ñu génn Xelkom dawalal. xam nga li ma la bi ma dawalee génn Xelkom. moom Pape Diouf mi nga xamante ni loolu dong nga ko fa indi woon mi ngi ci yoonu Ndakaaru bi yaa ngi dégg mais xam naa ne tey la àjjuma day tëggi soirée wala suba day tëggi soirée man nag tëgguma fenn fayeekuwuma fenn du bës lay wut. nee na man tàppet laa waaw ñoo bokk sekk Ndakaaru léegi nag xam nga nañu xam ne 3e guerre mondiale commencé na te commencé Sénégal la commencé waaw parce que man li ma ci yoon war a sant yëpp def naa ko ba pare xam nga fi mu amee xam nga li ma la wax dinaa dawalaat sama oto dinaa ñëw Ndakaaru man xam naa fi Pape Diouf di fanaan xam nga li ma la wax waaye xamul fi may fanaan yaa ngi dégg li ma la wax. voilà Assane Diouf moom képp ku ko attaqué ak koo mënti doon. boo yeboo nga teg say ngànnaay tey xaar boo yeboo rek nga xaritoog Trump mbaa nga xaritoog Kim Jong Un xam nga te xam ne fu mu la fekk dina toj sa cott ndey man maa ko wax moom amul sax ma dem te ñëw comme moom nag moom xam nga moom moo am làmmiñam bu rëy ànd ak ay rakkam xam nga li ma la di jaay ngand lu ànd ak ay góor jigéenam temps xam nga li ma la loolu yëpp temps moo ko indi parce que xam nga fa ñu nekkoon Pape Diouf nekk fa woon moom moo jël téléphone am di ko woo di ko wax fu mu war a jaar maa ngi ci biir ngóob mi
di dagg di man ak Cheikh am ba mu ñëw freiné suñu kanam rakk ji wàcc rek daw ñëw xam nga 200 personnes yu taxaw ngay xataraayu xam nga doo xeex la dëgg ñaaw na trop vraiment yow daal 200 personnes wala 300 personnes yu taxaw ñi yori fetal ñi yori jaase xam nga ne doo xeex voilà yooyu yëpp xam nga li ma wax mooy li am Sénégal buzz lay wut xam nga li ma wax dinaa ko may buzz moom ak baayam bi nga xamante ni moom la gëm moom lay jullee ba romb sëriñam bu Youssou Ndour nekkoon Touba tey Pape Diouf du ko romb ay romb na maam Cheikh Anta de te jaarul Daaru Salaam xam nga dinaa ñoom ñëpp dinaa man lañ ko seqal man fii nag fii ma nekk nii fi laa dëkk muy Touba Mbacke barke Xaadimu Rasuul sama baay Touba Mbacke la juddoo Gaawaan xam nga sama ndey Mbacke la juddoo Gaawaan yaa ngi dégg maam Cheikh Anta moo rëddal sama maam këru Daaru Salaamam man sama Mbaay Faal ñiy toog naan du Baay Faal ak du lii ak du lële nañ dem liggéey li ma liggéey ci yoonu Serigne Touba ba fu ñu toll naan Assane Diouf te mënuluñu Assane Diouf dara loolu mooy coow li xam nga man li ma liggéeyal Serigne Touba bu Cheikh Mamadou Lamine Bara jógoon tey wax leen ko mais dama ko dul liggéey di ko wax du ma taxaw ci kaw seen yi di ko yuuxu mais xam nga fi ma ko war a defe rek laa koy defe voilà loolu mooy problème bi groupe yooyu nag xam nga groupe boo xamante ni Sénégal moo la tax a ñor moo la tax a jóg mën nga faa def drapeau Sénégal te dindi photo Assane Diouf parce que Assane Diouf drapeau Sénégal moom la doon xeexal. Assane. gàddoo ko Amérique. refoulé ko indi ko fii ci Sénégal. yaa ngi dégg te biñ may refoulé nag Hélène amu ci kenn koo xamante ni jël nga billet avion wala kenn wala leen ne naa démissionné xam nga ànd ak diw wala ma dem def lii ak lii yaa ngi dégg. voilà. dëgg la xam nga loolu mooy wax ji quoi grand damay wax téléphone. dëgg la non damay wax téléphone. dëgg la man mii de wax dëgg yàlla man mii de mon frère damaa mënut a ñëw mënagul ñëw waaye dinaa ñëw wax naa la ko démb. wax naa la ko barke démb di nga ñëw ci jàmm ak salaam. nee naa la foo nekk dinaa la fa fekk xeex ak yow. dinaa ma ne Khalifa Sall ñuy mer yaa ngi dégg li ma la wax. ma ne Barthélémy Dias ñuy mer xam nga li ma la wax su ma nee Karim Wade am na ñeneen ñuy mer. su ma nee Papa Abdoulaye Wade am na ñeneen ñuy mer mais dama bëgg sénégalais yi nañu yeewu te xam ne xam nga mbir mi Sénégal la du Assane Diouf du Karim Wade du leneen xam nga man li may xeex mooy nouvelle génération bu Sénégal xam nga li ma wax ñu àndandoo booloo xam nga li ma wax doon benn xam nga nekk ay nit defar suñu réew yaa ngi dégg li ma wax mais nañu bàyyi wut tur bi nañu bàyyi ndawtal yeeg ngénte yeeg dëj yeeg or bu dul jeex beeg ak xeetal nga nekk ak mën a yaa ngi dégg waaw mën a jooju nag mën a bi dina am loo xam ne il faut ma wax la ko parce que mën a bi tax na ba am na ñu jege Malika ba ne Malika ni ñu dugg ci groupe yi ne Malika dafa wax ni que mu ngi rafetlu li groupe WhatsApp yi di liggéey te di leen encouragé Malika ku wax loolu waxoo dëgg tey ci suba rek waxtaan na thank you parce que dafa am ku ko wax waxuloo dëgg merci beaucoup déglu waa groupe 3 déglu leen groupe WhatsApp 3 déglu leen xam nga li ma wax yónnee ko message yi gudd di ko jaxaseeg yow xam nga li ma la merci beaucoup bàyyi seytaane gi du ma tudd tuur nag dama koy suturaal ndax jigéen la ni man gis nga non déglul Hélène déglul tuuti rek demal ci YouTube bi nga xool benn xam nga Maty 3 Pommes man du ma moromam parce que benn man nekk naa Amérique 16 ans te musuma ne ko xamali ma la yow soxna si nangam ak nangam man maa ko bloqué sama Facebook bi mu njëkkee dugg sama Facebook. parce que li tax ki ko indi Amérique moom moo tax ba ñu refoulé ko Amérique benn. ñaar xamali ma la groupe yooyu muy àndal di kompaloo ñuy dugg ci soowam ñu naan ay Assane Diouf dafa demul woon kot moo tax mu am problème bi nañu dem kot bi ma doon dem xamali ma la muy 1250 Canal Street ñu laaj ndax man Assane Diouf mës naa manqué kot yaa ngi dégg li ma la wax ñaar gis naa benn waay di génne samay kayitu kër gi ma jëndal Serigne Touba naan Assane Diouf dafa xam ne murid yi lii kayit bi kayitu xoolal kayit googu xoolal ci turu Saliou Dioum bu New Orleans la nekk fi mu toll nii di sama grand frère xamali ma la seetaanu ma bàyyiwuma bi ma ñëwee ci dëkk bi ba léegi moom Malick ñooy ànd xam nga di fu nekk ñu fay dugg kër gi may fanaan depuis ma génnee kër El Hadj Diouf moo yëkkati appartement boo xamante ni la fa nekk ci valeur ëpp na presque 100 millions ne ma dëkkal fii yaa ngi
kon xam nga nit ñi nañu wut bës ci leneen nañu dem wut yoon bu ñu jaar ba nekk ay nit moo gën topp ci Assane Diouf pour nekk nit parce que Assane Diouf du la def tax a def nekk nit Assane Diouf yàlla ji la topp ba nekk fi mu nekk yaa ngi dégg voilà xam nga nañu bàyyi yooyu nañu bàyyi wut bës bi Mati 3 Pommes nee ko mu fexee màgg xam nga li ma la wax moo gën ci moom xam nga li ma la wax ñi mu àndal ñu koy suuxat di ko jay muy jayaxu xoolal na fexe ba ñooñu màgg tamit man damaa màgg moo tax ma màggal ci ba pare xoolal dem màggali xel koom man damaa màgg mënuñu ci dara barki seen te li leen gën a naqari xoolal ba kër Cheikh Sidi Mokhtar bu ma duggee xoolal day mel ne kër gi day yëngu yaa ngi dégg li ma la te da leen gën di naqari Serigne Touba la du ñoom Serigne Touba la barke Xaadimu Rasuul bilaay ndeysaan yow taalibe nga Serigne Touba la bu Serigne Touba defaree nag beneen dooméram jóge fële naan day jéem a yàq xolal mooy yaa ngi lañ set sa bopp mooy nga tiim sa bopp di lañ set sa bopp benn par benn parce que Assane Diouf Sénégal la doon xeexal ba egsi fii mu egsi yaa ngi dégg nañu xeexal Sénégal moo gën xam nga yow moomu nag lépp loo wax ci sama tur xam nga li ma la wax man maa la ko wax loo parce que li nit ñi di wax li muy bari yëpp su ma demee ba gëstu déggaguma lenn loo wax loo xam ne wax loowuma la ko dëgg la duma ko def voilà nañu noppi nañu bàyyi yàq bi nañu bàyyi yàq nit ba pare nañu bàyyi wut tur nañu bàyyi fu ñu dugg xam nga li ma la wax lu fa am mu wóor la leen ne mënuñu ci dara ñu jéem koo yàq comme ndaw soosu xaw ma Anta la tudd màgget ba xubi daat di yónnee sama jarbaat bi ay photo takki veer mel ne gumba juróom-ñeent fukki junniy at xam nga li ma la wax man kooku xam nga bëgguma wax ak moom parce que man damaa gëm sama bopp te ci ngoon gi bi mu defee audio bi yónnee ma ko ci même ngoon bi la ma ko maître El Hadj Diouf jox téléphone ñu nekk ci oto maître El Hadj Diouf jour tam xarit barke yonent yàlla Muhammad mu di ma ñaanal ñaan yoo xamante ni ñaan yooyu est-ce que bu ma demee safara sax du tax bunt bi ubbeeku xam nga li ma la ak wax ji mu wax ci groupe WhatsApp yi xam nga li ma wax di attaqué Reine Diop naan ko moi je m'en fous de Assane Diouf ta di jaay la soxor te dégguñu tubaab barki sëñ Bamba ku ci dem France xam nga li ma la wax ñi nga xamante ni les grandes sons de Demba War Sall nga xam ne seen maam yi ñoo waroon Lat Joor comprendre nga li ma la wax nga xam ne dañ leen a dénkaane woon Ndakaaru dara xam nga di jaay Ndakaaru yi ne waa Ndakaaru ne dañoo dégg tubaab Pape Diouf nag moom sama wax du bari ci moom moo dekkal 3e guerre mondiale na ko wóor ne fu ma ko fekk dinaa toj lëfal ndeyam amul sax wax lëfal ndey càll ñu ngi nag laa wax ak Cheikh Diouf waaw man maa ko wax Assane Diouf neen rakkam nee na lan moo tax ma koy saaga fu ma leen fekk naa xorom seen job bu ndey ba pare attaqué wu ma nag li ci gën a garaaw Pape Diouf attaqué wu ma waxoon naa ko ne Pape mu ne ma demal ci samay vidéo ma ne ko dinaa la fay fa ba nga fay jëppët comme nag biir xel comme jaaga la ma fekk di ma attaqué kon fay na boppam barke Serigne Bamba billahi wallahi ndeysaan gis nga Assane dañ la xamul man dama leen koy wax chaque jour man dama ak maa xam sama bopp gis nga nit danga koy xam nga xool ni ngay doxaleeg moom man noonu laay doxalee de ak nit de même samay doom Assane Diouf kenn du ko yab kenn du ko waxal lu dul loo xam ne amul koo xam ni maanaam boo leen tegoon fii léegi nii ka ngeen gën a yaakaar Assane Diouf la mu ko bëgg a wax da ko koy wax xanaa yéen doo leen ma dégg chaque jour ma wax leen ko que bu ma taxawaloon Assane Diouf wax yow yàgg nga dégg may jàmbat xam nga di wax ne samay doom ñu ngi leen di bëgg a génn école parce que mënuñu def examen ndax seeni bulletin de naissance waaye merci beaucoup xam nga li ma la man Assane Diouf ma dëkk Géejawaay man am naa droit dem toog ak Khalifa Sall wala ma toog ak Macky Sall mais nañu lijjanti ba xam lan laay wax ak Macky Sall merci beaucoup wala ñu lijjanti lan laay wax ak Khalifa Sall merci beaucoup Aline Sall kon mais Assane Diouf dem na mairie Géejawaay rek xam nga li ma la ku nekk naan Assane Diouf parce que ñoom ay transhumé sénégalais yëpp dañuy transhumé sénégalais du bëgg non Hélène li ma la wax dëgg la ay xale yu juddoogul ñu ngi toog yow nga lan mooy àdduna bi lan mooy àdduna ak lan mooy Afrique ban xeetu doomu aadama moo nekk ci àdduna bi boo xamante ni say maam jógewuñu Afrique wax ma ko amul voilà bu ñu toogee xale bu jigéen boobu naan ay yow Hélène xam nga li ma wax da nga koo bañ ba xeeb sa bopp dem di see tubaab moom dafa xam boppam moom moo xamul boppam parce que dafa war a dem jàngi histoire xam fan la tubaab bi jóge ak lan moo leen defi tubaab xam nga li ma wax man Cheikh Anta Diop mooy sama maam
maam maa ngi nii gaawaan Mbàkke jàkkaarloo kër sëñ Moustapha Gueye xam nga li ma wax Cheikh Anta Diop xam nga li ma wax moo di sama nijaay te amul ay explication comprendre nga li ma wax Abdou Diouf dooméram bi nekk ci ginnaaw Macky Sall sama frère la yaa ngi dégg li ma la wax voilà mais dooméram bu nekkee dooméram juddoo sa kër ndey sax da nga naan ko dooméram nga loolu moo yàq Sénégal xam nga li ma la wax nit ñi dootuñu wax dëgg xam nga lu ñu def lu ne dañ ciy wut tur dañuy wër di fen di xulool kuy dund xam nga li ma la wax man Hélène kenn mënu maa jaxaseeg moom parce que li ñuy wax yëpp bul defe ne dégguma ko de mais man du ma tontu man xeexkat laa te xeex bu ma xeex dama koy gañ xeex xare bu ma dem barki sëñ Bamba dama koy gañ parce que bu may dem yàlla laay àndal yonent bi ak Sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ba pare Pape Diouf ne ko Baye Fall yi la attaqué parce que ci kanamu Baye Fall yi la ñëw di wanewu te Baye Fall yi dinañ ko wër bu ma ñëwee Ndakaaru dinañ ko wër fu mu mënti nekk caaroy lu ñuy commencé kër Cheikh Diouf ak Sall ñi dinañ toj seen lafal ndey ñoom ñëpp man maa ko wax dëgg la waaye dernière question Assane wala mën a bàyyi dafa am waa ndaw su bind ne lan moo tax jigéen ñi rek ngay saaga lu tax doo ko def beneen sens bi ci góor ñi maanaam doo meegam booy saaga rek nga yóbbu ko ci góor ñi nga waxee ko ci gandal bàyyi am na ku doon wax fii ne doo meraam estiwul doo meraam góor moo jur nag jigéen du jur parce que bu góor joxewul woon jigéen du jur dëgg la waaw na dem defar meewam meewu gloria buyam ak léppam naan ko ndax dina ko tax a ëmb nañu wax lu ñu xam nañ dem jàngi wooy nañ dem jàngi ku ci tëddeewul ku li ma gën a naqari ci Sénégal mooy da ngay saaga ñu naan la bàyyi saaga yi xam nga li ma la te ku ci xëy di saaga say doom ba ngoon jot comprendre nga li ma la ay yiw goo xamante ni 99% yëpp xolal muuraay gi ñu muur yëpp greffage a ngi ci biir ok muuraay bu ànd ak greffage yàgg-yàgg day muree ko xanaa xamoo loolu muuraay bu ànd ak greffage yàgg-yàgg day muree ko nañ dimbali nit ñi xamal ma la ba pare Sénégal ñi ciy muur yëpp ay muree ko muuraay goo xam ne bu timis jotee nga wut foofu laqatu xam nga am fa sandwich wala dara boo amee sandwich ba pare muree ko loolu muuraay gi lu muy jëriñ xam nga nañ doon ay Baay Faal li maam Cheikh Ibrahima Fall may pes ana Aïcha soli sagar yaa ngi dégg waaw Cheikh Ibra dafa ñëw sëqali njañ xamatuma la sëqali sikkim bëri loo xam ne mën nañ ko woon suñu doom yi donc di wax ni que donc tey dañu doon ñëw pour wax askan bi que Assane Diouf dafa dem Touba Xelkom ànd ak waa këram ànd ak ay mbokkam ba mu fa demee dégg ngeen ko ci première vidéo bi di nuyu Mamadou Niang ak ma sœur docteur maa ngi lay nuyu bu baax a baax Aïssatou Sifal welcome back di wax ni que dafa dem Xelkom mu dem Xelkom ki ko gis mooy Tange waa ji tudd Tange man Tange damay dégg say mbir rek man xaw ma kuy Tange de waaye bëri na lu may dégg say mbir xam naa ni nag lii nii Assane direct la ko wax dama la koy fàttali yéen ñi door a dugg ci live bi donc Assane Diouf dafa nekk ci tool yi di wut mbool mooy dugub yoo njëkk ñor ñu koy wut moment yi ñu nekk di góob di wut mbool Tange daal moo leen gis rek woo ay ñoom Pape Diouf dégg naa parce que bëggu may wax lu ma leerul ci li Assane wax donc li ñu Assane wax léegi ci live bi mu daal di woote di expliquer ñooñu fan la ñu nekk ba waxtu Assane Diouf dégg na ko mu waxtu Assane Diouf après yàggul Pape Diouf daal di yegsi ak waa këram ak ay garde corps am Pape Diouf est-ce que amoon bu doon responsable la est-ce que doon na wuyu coup de fil boobu mbala mu wuyu en tout cas li nga xam ne Tange wax na ko ne ko Assane Diouf a ngi telle place ñëwal mbala dans tous les cas bu ko waxul ñëwal tam wan na ko fan la Assane Diouf ñëw bu amoon responsabilité Pape Diouf doo dem foofu te yéen ñi nga xam ne vous êtes des leaders d'opinion vous devez donner l'exemple man ba ñu ma ku ma tuumaal mais la nga may tuumaal bu ma fekk man ma koy def man di wax ni sénégalais yi man dama bëgg ngeen xam ni que du ma wax loo xam ne leeruma du ma dugg loo xam ne sama yoon nekku ci lépp lu ma wax ci Assane Diouf ne Assane Diouf nee na Assane Diouf moo ma ko wax Assane Diouf daf ma newoon groupe yi Assane wax na ko léegi encore du jaxase ay nit du bëggul la di tas mbooloo waaye groupe yi dañ ko def pour liggéeyal Sénégal
képp koo xam ne da ngay yaakaar ne da nga dugg ci groupe yi Assane Diouf ngay liggéeyal génnal ci groupe bi parce que foofu de sa place parce que groupe yi c'est pour le Sénégal loolu moo tax man defuma ko samay groupe bopp ba dama jël ay nit dugaloon ci pour am groupe yu ma génn parce que imagine leen benn téléphone nga am ci biir téléphone bi lu ëpp 10 groupes WhatsApp te sénégalais yi ak ni ñu mel ci WhatsApp damay ubbi sama téléphone yi lay def sama kër dafay mel ni dafa am luy sonné sama biir néeg su moment bi may taal sama téléphone après téléphone bi bloqué dootuma mën a woote dootuma mën a lire message looloo tax ba ma teg ci ay nit ñoo xam ne dama yaakaar ni ay nit ñu jub lañu ma teg leen fa après ma génn dem gérer yu bees yi yooyu bu taxawee ma jox ko ñeneen ñooñu bu ñu paree man demaat ci yeneen groupe noonu laa koy defee parce que yëf yi defuma ko pour téye ko sama loxo dama ko def pour Sénégal te moo tax ma leen di réitérer la Assane wax te mu nekk la ma wax temps yi yëpp ne koo xam ne Sénégal la tax nga jóg groupe yi pour Sénégal la du pour Françoise Hélène Gaye du pour Assane parce que am na ñoo xam ne xëy na dégg nañ tubaab mais amuñu patience su bind dañuy tàyyal man yenn saa damay tàyyal a bind ba nit ku ma wooree dama lay téléphoné damay préféré woon ni téléphone parce que damay tàyyal a bind léegi dama yaakaar ne am na yeneen Sénégal yu mel ni man dañuy tàyyal a bind si yenn waxtu bu jotee ci journée bi day fekk ñu sonn xaaral ma profité rapidement parce que live bi dafay couper rek sama réseau bi dinaa ko xool fay naa defaraat mais dinaa ko xoolaat c'est pour vous dire que Assane dafa ne groupe yi pour Sénégal la nañ fa liggéey pour yëfu Sénégal ba ma koy defar tàgguwuma ko wax na dëgg waxoon naa leen ko tam tàgguwuma ko ba ma koy commencé fekk xamaguma Assane Diouf nekk guma woon Assane Diouf ci dynamique liggéey nii ensemble ok ba ma ci duggee Sénégal moo tax ma dugg ci te c'est pour Assane Diouf képp koo xam ne groupe bi da nga jàpp ni Assane Diouf moo tax nga nekk fa wax naa leen ko démb te ku ciy gow képp koo wax xam ne dafa ne dañoo ne groupe bi bu dul Assane Diouf xamal ni que yow xamoo ñun lu ñuy liggéey ñun Sénégal la ñuy liggéeyal waa ji tudd kii nu ma tudd Thierno Bocoum nag su ma ko naroon a liggéey su dee dama ko bëgg a liggéeyal dama koy wax clairement dem ànd ak moom liggéey waaye groupe yi ba ma koy créer xamaguma woon ni sax Thierno Bocoum day jóge réew mi donc gis ngeen rek c'est pour vous dire que mu ngi noonu daal moo ngi noonu nañu continuer liggéey bi te xam ni que man moom sama wàll moom def naa ko addiya samay saaga yeeg fen yi def naa ko addiya parce que loolu bu neexoon yàlla du am bu neexoon yàlla kenn du njëkk chaque jour lu mel ni xeme teg ma ko waaye képp ku ma ko def nag dama lay bàyyi yàlla comme na ma ko waxee woon di leen wax ni lépp loo xam ne def naa ko dama tëye sama bible la ma wax yëpp ma waat ko ba tey ji gisu leen kenn tëye alxuraan waat ba tey donc nañu continuer ci débat bi muy sécurité Assane Diouf may adressé autorités yi wax leen ni que c'est votre responsabilité la sécurité de Assane Diouf jëli ngeen Assane Diouf nag États-Unis dugal ko biir Sénégal bàyyi ko maanaam comme ni ñuy wax ëffal kook nit ñi loolu lañ ko jàppee de man de noonu laa ko jàppee dañu doon wax temps booy ëffal dama leen di ëffal dañuy ëffal ay nit loolu mooy liñ may def ci dans les groupes WhatsApp dañuy ñëw sosal ma ëffal ma waa groupe bi taxaw ne le bu ñu xeexee bu ñu gisee ni gars yi yaa ngi may song bu baax ñu dugalaat benn mot bu ndaw gën ma ëffal ma mag waa groupe WhatsApp yi ñëpp songu ma Françoise ñoom ñu toog fële xool bu demee ba affaire yi dem bay sedd nga gis ñu dugalaat ëffal c'est-à-dire que lii ngeen di def Assane Diouf duñu ko seetaan et on vous tiendra personnellement responsable d'autant plus que Pape Diouf est proche de Youssou Ndour et nous le savons bu dee que Youssou Ndour état bee ko sant ngeen jaarale ko ci Pape Diouf on prend note et on considère comme tel on considère cette attaque comme quelque chose de loo xam ne responsabilité état bi la personnellement parce que Pape Diouf ak Youssou Ndour ñoo bokk clan Youssou Ndour c'est Macky Sall donc wax bi foofu la yem Ousmane wax bi foofu laa ko mën a yemale te on vous a à l'œil on vous écoute on surveille de très près Assane Diouf bu ko benn karawam wadd bu ko pont xoos Macky Sall vous êtes personnellement responsable yaa ko jëlee auprès de sa famille vous l'avez extrait des États-Unis vous l'avez sorti de sa famille vous l'avez mis sur le terrain en proie à vos loups parce que Tange lan moo tax Tange yegg foofu nekk foofu xanaa Tange dañ ko yónni woon en éclaireur
nan la def ba dem repérer Assane Diouf dem woo le reste de la bande seen pexe moo jubul da ngeen doon jàpp ni que dafay nekk moom kese ngeen mun ko fexel 4-4 boobu dama leen di won vidéo bi 4-4 bi ngeen indi dafa fees dell ak ay nit loo leen foogoon ni que Assane Diouf moom kese fay nekk moom rek a fay nekk ngeen ñëw fexel ko mais xam leen ni que diaspora bi et tous les Sénégalais partout dans ce monde là Sénégalais yaa ngi leen di seetaan ak Assane Diouf di leen déglu nag di xool fan ngeen di jëm. Qu'est-ce que vous allez faire si vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça képp ku bëgg a wooteel ci numéro bi ma def noonu du ma mën a dem di woon nit ñi individuellement woo leen ma foofu mbala ngeen woo ma ci messenger ku njëkk dugg ma dugal ko damay woo Ousmane mi ma doon woo léegi appel bi ma rejeté ko di leen wax ni que Assane Diouf Pape Diouf Assane Diouf moo la ëpp nit fuuf Macky Sall ma ngeen yaakaar yéen Assane Diouf moo leader Assane Diouf moo ko ëpp ay nit Sénégal donc doxal le daf leen yëfu nit Pape Diouf atte boo fay koo ameel xaalis mu ne la fay ma sama xaalis mais Pape Diouf fay ko xaalisam mbala bu fekkee ni du dëgg wanal yóbbu ko en justice nga ne daf ma jiiñ ne dama ko amal xaalis te du dëgg ngeen lijjanti ko waaye doo dem di ko defal une descente musclée et puis tu fais une descente musclée et tu te rends compte que le rapport des forces n'est pas à ta faveur. Tu pars en retraite comme un lapin, la queue entre les jambes, tu pars en retraite comme ça. C'est du yëfu góor. Assalamu alaikum. Oui, mon frère Ousmane. Ah, mon frère, ma soeur. Waaw naka moo. Ça va, alhamdulilah. Yaa ngi en direct. Waaw dellu si naa en direct léegi nii. ok man Françoise li may wax rek mooy pour adduna bi xam. yow may répété waat Françoise bu muy metti yow la ñu doon dégg yow yaa créé ay groupe WhatsApp. pour jàppale Assane. man li may wax damaa bëgg Dior Dieye mu dégg ko xam ne Dior sama sister la. dañuy waxtaan te yow saa ba ma woowee dañ ma naan naa jàppale Dior. dañ jàppale Dior bu kenn dugg seen diggante yéen ñaar te Dior fekkee yaa ngi may dégg. je pense que dégg na message bi. man la Ousmane Norvège. Dior François sa sister la bul nangu kenn dugg seen diggante na ngeen nekk benn. Inch'Allah na yàlla tàppe seen ay xol ngeen nekk benn. amiin noonu lay demee sax waa groupe yi waa panel bi. bu leen kenn jaxase ak Dior ak Hélène Gaye xam ne Hélène man dama naan déglu avant ma lay xam. nga naan Dior dafa live man maa ko gën a dégg. nga naan Dior dafa live. Dior ma ko daan dégg mu naan François day def live du ma def live. ba Dior commencé def live. dëgg la di waxtaan di déggante di jàppalante. ne t'inquiète pas ak Hélène bu la kenn jaxase ak Hélène. ne t'inquiète pas Hélène Sénégal moo ko tax a jóg. xam nga Assane Diouf moo ko tax a jóg. ba muy metti Dior lañ doon maanaam Hélène lañ doon dégg. muy jàppale Assane Diouf. te Assane Diouf saa bu waxee day wax affaire Hélène. gën a feddal kóllëre ma ak Hélène. kon gars yi nañ jàppante doon benn s'il vous plaît. man waxuma ak Hélène de. merci yéen laay waxal sama gars yi laay waxal. ñu nekk ci groupe yi nekk ci panel yi ñoom laay waxal. merci beaucoup. Dior Hélène mooy sa sister yaay sister Hélène kul nangu kenn duggante seen diggante te man Dior lu rafet la ma wax ci yow. Hélène ba dama wax dëkk yow lu rafet nga ma wax ci Dior donc dama bëgg ngeen nekk benn. man defar laa fi nekk te yow Hélène ñëpp xam nañ ne sama sœur nga yow laa gën a jëkk ñëpp. dëgg la te mos a wax li ma la wax ci suuf laa ci kaw. loolay complot yi moo doy mais jeex na léegi jeex na leer na nañ parce que comme tey Assane dugg na boo wax ni moom moo ma joxoon ndigal ni naa groupe yi bu dee moom rek nañ ko éliminer Assane wax na la ma waxoon yëpp Assane confirmé na ko jabaru Assane nee na ma la mu wax mooy waxul ni que ay WhatsApp yi moom xamul dara ci WhatsApp yi dafa ne nee na continuer leen liggéey bi te nekk leen benn parce que boo leen nekkul benn doo leen doo leen ci génn
maa ngi lay remercier bu baax mon frère ma dugal gars yi ci ligne bi bu ci kanamee yow su ma paree live dinaa la woo. une minute s'il vous plaît. damay alerté Dior rek laay alerté Dior Dieye ngir yàlla jàppal Hélène de si te xam nga Hélène na jàpp Dior Assane na jàpp Hélène te ñëpp xam nañ Assane chaque jour te naan Hélène may si sa I love you xam nga loolu Hélène te Assane danaa bëgg ci xolam ñëpp xam nañ ko ci Sénégal ci adduna bi. donc Dior jokkoo ak Hélène jokkoo ak ñu nekk benn sama gars yi. incha allah ñu ñoo bokk combat. incha allah Hélène yow xam nga sama siste nga yow xam nga ne maa la bëgg sama bopp yaay man maay yow mais damaa gis nga jàpp sa rakk. merci beaucoup merci mon frère. dinaa Mouhamed yàlla leen yàlla suturaal. léegi lan ngay wax état bi par rapport ak Assane lan ngay wax Pape Diouf Ousmane damaa bëgg ngeen wax message li tax ma dugg live tey damaa bëgg ngeen dugg wax ak Pape Diouf wax ak état bi ñaari ñooñu laa bëgg ngeen wax ak ñoom. oui yaa Dior ak Assane képp ku ne jaxase seen diggante yàlla na ko yàlla toroxal mais Pape Diouf dama lay wax benn affaire Pape Diouf barki Seydina Mohamed man maa Ousmane Merwey tey garde corps ak yow barki Serigne Touba Pape Diouf pour ñëw si Europe te soo ñëwee Europe dinaa la toroxal dinaa la dëgg sa ndey nga baal ma nag keneen du bëgguma ko saaga sa laayet mais Pape Diouf barki Serigne Touba bés boo provoqué yaa ngi provoqué Assane Diouf mooy provoqué nga ma provoqué nga waa Baye Fall yëpp nag Baye Fall yi maanaam boo laalee Assane laal nga Baye Fall yi. Baye Europe Baye Amérique parce que man maay Ousmane Merwey di ma wax ay kaf bés boo teesaan nga Europe foo taxaw dinaa dëgg sa ndey yow Pape Diouf. merci beaucoup nga baal ma Hélène. merci mais nañu bàyyil xorom bi doy na waaye leer na nañ Pape Diouf xamal ni que Assane ma ni la ay Baye Fall la yow ay Baye Fall bàyyil Assane Diouf nga naan danga koy fekk ay yëfu gangster ngay def Ousmane merci beaucoup. damay Jésus Christ Seydina Mohamed yaa ngi tey daal dugg sa diggante ak Assane Diouf. du ci dugg incha allah yàlla na ko yàlla defal ak Seydina Mohamed. amiin képp ku la bëgg koy gëm. amiin Hélène Sénégal moo ko tax a jóg Afrique moo ko tax a jóg gars yi. bañ leen seytaane dugg seen diggante ak Hélène ak Dior ak Assane Diouf. my sister I love you. I love you too I love you my brother take care. voilà donc waxtaan bi kooku nekkoon Ousmane joxe sa contribution ubbi nañu ligne bi ma pour xaaral ma woo kii d'abord ma woo ki nekk am na ku nekk Espagne ku doon woote parce que ni ma koy waxee toujours damay jima juste dama bëgg juste ci lépp lu ñuy def lépp li nga xam ne moo ñu nakari Sénégal ñun ñu bañ koo def loolu nag je dois appeler un monsieur qui est en Espagne ni ki nekk monsieur bi nekk Espagne pantalon la sol waaju njool nii voilà mu ngoog oh my god Ousmane coupel su ma génnee rek dootuma mën a woote su ma génnee du ma woote voilà maa ngi woo monsieur waa ji nekk Espagne doon woote ma ni leen gars yi non boo leen wootee wax leen ak Pape Diouf wax leen ak état Sénégal dégg ngeen na wax leen parce que il faut que mu clair lépp lu jot Assane Diouf on tiendra l'état responsable Assane Diouf dafa dox ci benn philosophie mooy philosophie liggéeyal Sénégal philosophie jubal ak. salaamaaleykum waaw salaamaaleykum soxna si. defaraat jikko yi waaw maaleykum salaam sëñ bi yaa ngi en direct. waaw ñu ngi fi maa ngi en direct. waaw yaa ngi en direct maa ngi ci live bi. d'accord waaw man moom toujours maa ngi bëgg dugg seen kii waaye léegi ni moom day xaw a saturé quoi. waaw day saturé mais man maa la yow dama la jeex boo woo la jox la parole bi. waaw exactement waaw. tey man maa bëggoon a participer tey nag thème bi ma bëgg dugg nag di nga wutal seen tuuti quoi ne man moom waaye damay participer tuuti rek comme que tey am na opportunité bi quoi. waaw d'accord acca bismillah. te ñu d'accord li ngeen def nii dee la yéen a ngi liggéeyal Sénégal xam nga normal na. baax na quoi waaye da ngeen a war a xam ne gars yi nekk Sénégal ñun ñoo liggéeyul quoi maanaam gars yi nekk Sénégal ñu xam ne ñoo ëpp moyen. xam nga li may wax. ñoom ñoo war di wàccee wan ne maanaam moomul dëkk bi quoi.
parce que dëkk yi fi toon yi Macky da ko yàq yaxet dëgg la yaa ngi may dégg soxna si dëgg la maa ngi lay dégg bu baax si parce que Macky boo gisee fi toon nii gaafale def fi toon nii parce que fi toon li muy liggéey fi toon yi man boo xoolee da nga yaakaar ne Macky fi toon yi sax dañ ko liggéey sax Macky lépp la gâché ay yaakaar bi ñëpp da ko yàq xoolal doon si ay problème école ay yeneen ak parce que man xam naa tamit problème mu Assane Diouf la waaye man bëgguma wax ci affaire personnelle parce que loolu day man moom li may wax Sénégal man moo ma ñëw vraiment cas général waaye Macky yéen a liggéey yéen ñu nekk ci yooyu mais ñu nekk Sénégal maanaam man ñu la def maanaam ñoom ñoo defee def seen liggéey ndax dañoo bàyyi Macky maanaam muy def lu ko neex rek. ok. maanaam dañoo si daan quoi ay ñoom yaa naa maar noonu seen ci yooyu. ma gis naa ne maanaam ma xam daal liggéeyatuñu daal liggéeyatuñu daal. loolu rek moo laa bëggoon am rek man lu ma sànni kàddu parce que bëgguma di jaar réseau bi nii xam nga ñëpp bu ñu dugg mais loolu daal xam naa moom mu ngi doon wax ñu nekk Sénégal def seen wax. yaakaar naa daal Macky dina bàyyi maanaam ñu ngi amee de Sénégal yi quoi parce que Macky dafay amee de Sénégal yi lu ko neex def. dëgg la yaa ngi ko seetaan ci Mali Faro muy def ci mu fii parce que Macky dafa maanaam dafa posé sur tous les plans Macky dafa posé. di ñëwul moom dañ du woon def ko da nga xam ni Sénégal soxla wuñ ko moom ñu sa rey ak yàq milliards. loolu si moom laa ko def moom si moom le Sénégal war a dugg taxaw wan ko ne ko yow lii nii ñun soxla wuñ ko lu ne soxla lii nga ñu xool lii ngay def parce que imaginer laa koy mu si doon laa koy def maa ngi boo seetloo am na benn programme mooy train mooy TER boobu noonu mosu koo dig Sénégalais yi dañ koy gis def ay 500 nanga milliards 500 nanga milliards yoo xam naa la ko am na leneen lu ko gën a nekk priorité ak yeneen ak yeneen ok xam nga melo yooyu yëpp Sénégal ñu ngi koy bàyyi rek muy dem ñu gouvernement bi loolu dañ ko yóbbu Sénégal dañoo wàcc ci terrain bi wàcc ci biir wàcc ci terrain bi def manifestation wan ne Macky lii maanaam lii lañ bëgg lii nga ñu defal benn mooy kaawa ba xoolal si doon ni dèjà am na temps ay écoles yu mu bëgg a tëj ak kenn xamul Sénégal ñu nga koy seetaan naan waa d'accord du ko def fi tool yi nañu xool laa koy bam ne rop école yu jàmbur ñu naan yàqu nañu laa koy du ko def fekk moom def na du yoon de fi tool ni maa yàq man dañ ko liggéey sax du yoon dëgg la du yoon voilà merci beaucoup Macky ci boppam li muy def Macky de maa tey lay def waaye loolu nag mbéju kanam boo ma koy fajal boppam na Sénégal yi dem jëli seen i carte te pare ñun boo gisee groupe yooyu ma doon you know ma doon ci sawar c'est pour que gars yi waxtaan xool yan moyen la ñu mën a teg pour saafara problème yu bëri yi nga xam ne am nañ ko ci carte yi problème yi ñu am ci yeneen domaine pour que ñu dimbale suñu askan dimbale suñu nation maa ngi lay remercier bu baax may jël keneen ki nekk ci ligne bi contribution bi rafet na jërëjëf. waaw ok merci. voilà donc le débat continue di nuyu Kani Gueye ma sœur di nuyu Mbaye Touba di nuyu Baye Mbow di wax ni que li xew mooy Assane demul fenn bougéwul mètre dañ ko fekk fa mu nekk doon ko jéem a dañoo ñëwoon pour jaay ko doole te loolu ma ni waruñu ko négliger parce que lu doy waar la war nañ cee wax sëñ bi asalaamaaleykum Bokar. Unknown caller. allo Bokar. allo Hélène. oui salaamaaleykum. allo. waaw ça va sant alhamdulilah ça va très bien. waaw da ngay fay télé kii bi live bi. allo nga wàññi volume mu live bi ngay recevoir live bi da nga koy wàññi. waaw. ok waaw moo en fait fay naa ko. ok merci. yaa ngi en direct. lan mooy sa contribution mon frère. sama contribution benn affaire la. mooy ngeen dem déception bu mu am tey ci Sénégal. bilaay ndeysaan loolu lan la ci affaire Assane bi. Hélène. damay wax Assane Diouf moom na jóge Sénégal soxlaatuñ ko Sénégal liggéeyam na dellu feneen fu dul Sénégal lu génne parce que gars yi faagaagal nga ñu bëgg parce que ñu bëgg. waaw j'ai peur nag wax dëgg yàlla. Assane il fait beaucoup plus que qu'un président. il conscientise Sénégalais yi. loolu moo leen arrangé wu nguur gi waa APR. bu ñu demee ba ay góor jigéen yi mel ni Tange di ànd ak Pape Diouf au service de Youssou Ndour di attaqué Assane bi liggéeyal seen Touba. ndeysaan li lay waxal ci kaw lii Sénégal ay ñëpp ci war a jóg te ma wax la Hélène lii nii nga xamante ne mooy
mooy li ñuy favoriser mooy xam nga lu ñuy wax guerre ethnique. guerre ethnique guerre religieuse la ñu bëgg def Sénégal duñ ko nangu dañu di génn ñoom ñu ko bëgg a def ñoom ñu ko bëgg a togg yaakaar ne am nañu xaalis bu toll nii guerre bi ñëwoon tey mu génn réew mi ñoom la ñu génn Sénégal sànni leen fële ñu gérer suñu dëkk. Hélène yàgg naa wax Assane. na moytu xam nga lii nii dafa rëcc parce que lan am na ay vidéo dafa rëcc de parce que dañ ko fekk mu nekk ak ay nit. waaw dafa am ñu yor seen téléphone di filmer moo wax si génne te mari day taale bu ñu doon Assane kese la ak gàddu ko Pape Diouf yi di def da ngay faat tuur ko. kenn du ci xam dara état Sénégal toog di seetaan lii ay citoyens yu jóg di fajal seen bopp parce que lan ay soi-disant stars yu jëriñu dara seen réew lu lekk seen xaalis réew ñu sàcc seen xaalis réew kenn du ci wax dara. les innocents ils vont payer innocents yi di fay que maintenant on va nous dire voilà que moo ko tooñ moom moo ko saag mais bu ko saagee bu ko méttee na dem ci yoon lu sus mi ngi fii la moo tax ba mu ñëwee ba léegi porté wu ko plainte parce que am na lu ñuy nëbb ñoom yaakaar naa ñoom dañu am doole boo xamante ne fu ñu toll gis nga damay wax Assane citoyen sénégalais la waxal ak Assane waxal envoyez un message à Assane envoyez un message Pape Diouf ak président de la République et les autorités. gis nga man damay porter plainte amul damay porter plainte. damay porter plainte parce que man ministère public dafa am pour aar sama sécurité. sama quiétude réew ministère le procureur il doit s'autosaisir parce que citoyen nekkul pour régler seen bopp yenn problème bu doon loolu réew bi anarchie moo fi daw. il faut que ça s'arrête et que si le procureur ne s'autosaisit pas man dinaa bindaa beneen plainte yóbbu ko CEDEAO. merci beaucoup comme ma porté woon plainte Macky Sall fii. merci beaucoup Bokar. il faut que ça s'arrête parce que lii c'est un début Hélène lii nii commencement la bu ñu ko arrêté wul lay continuer man tey bu ma fa nekkoon naa dugg si xeex bi. wallaay te pourtant sama newu ci keneen ak keneen noonu keneen ak keneen parce que dañuy bañ kuy toujours Sénégalais dañuy bañ kuy tooñ Sénégalais au lieu de protéger les Sénégalais ils sont en train d'attaquer les Sénégalais maintenant aujourd'hui Sénégalais yëpp gisal nañ seen bopp heureusement vidéo yi mu ngi circulé si YouTube bi ñëpp a ngi xool gisal nañ seen bopp que ne réew mi au lieu ñu leen di protéger moom man di attaqué par ses bras armés de l'autre côté muy ay Pape Diouf ñoo xamante ne amul benn njëriñ seen réew ay temps yoo xamante ne dañuy nekk di jàng xale yi heureusement que xale yi sax xam nañ di xeetal fii di nekk si ay problème mu góor jigéen di nekk si ay problème yoo xamante ne ba léegi leeragul si am askan wi ñu bëgg a sonal fi ñi man dinaa dem seeti Assane dinaa ko woon ban yoon lay jaar bu nga bëggee faagal mu faagal leen loolu yoon ma ko wax. jàpp ci Bokar jàpp leen ci man xam naa ne Assane. ku ñu jël seen droit ku ñu jël ku nguur bi ñëw taxaw di jël seen droit na fokkati ko dem sa yoon. c'est ce que j'ai à dire je suis tellement sidéré consterné par ce qui s'est passé aujourd'hui. est-ce que le procureur de la République doit s'autosaisir. Pape Diouf moom procureur ci boppam moo war a autoriser Pape Diouf dafa war a fanaan prison tey parce que moom moo dem avec des gens armés dem di attaquer Assane Diouf foo xam ni dañu ko jox indication mu dem fa exprès pour ut coow léegi bu ñu fa demoon fekkuñu Assane ay nit mun koo nekk wër kon lan la ñu nawoon def dañ ko nawoon rey da ngeen demoon pour rey ko mbala pour faagaagal non mais lii c'est trop. xam nga lan lay nduroon gis nga xam nga lan lay nduroon Mexique mooy wut benn éclaireur mu nekk la fële xoolal ndax am sa waa ji mu ngi ñëw pour nga rey ko mu ngi toll à 6 heures wala à 12 heures wala à 9 heures ou bien à 3 heures nga xool na koy ponte nga rey ko te heureusement que vidéo yi ñoo tax xawoon foofu sinon dañ ko doon tuur ba mu bëgg dee dañ ko doon gaañ ba mu bëgg dee parce que même mu am doole boo gisee mbooloo bi Pape Diouf génne pour dem attaquer Assane nga xam ne ñii daa am lu ñu nar ci moom te loolu ñu nar ci moom bu sotti bu soobee yàlla dañ nga taxaw dañ xool ne maintenant c'est un président puisque l'État n'est plus en mesure de garantir la sécurité de ce Sénégalais-là. Quel début bobelé, si on était dans un pays sérieux, dans un régime sérieux, là il y a à la ministre Pape Diouf ñu ko convoqué dañ koy convoqué mais heureusement pour lui et malheureusement pour nous que Youssou Ndour la bokkal lépp lu tax Youssou Ndour leen neex la ñu def lépp lu tax nguur gi leen neex la ñu def te mënu ci dara. mais ñun on a décidé Hélène. J'appelle tous les Sénégalais, j'appelle tous les jeunes, j'appelle à tous ceux-là qui sont épris de justice au Sénégal. Tous ensemble, ñu daje ñu booloo jëlee fi ñi nga xamante ne fas yéene leen yàq suñu réew nga yàq loolu laa amoon lu may wax te. merci beaucoup sama xol dafa fees ngeen baal ma ci jégalu. waaw ñëpp xolu ñëpp a fees tey maa ngi jégalu bu baax. laa baroon nag tey war nga wax
gars yi moom il faut ñu wax si ñoom Bokar merci beaucoup kontaan naa trop ci sa participation man je dis que en direct ñu ngi may def ay menaces de mort am na koo xam ne nee na ma Hélène dinaa la rey mais yéen lan ngeen foog ne dëkk bi noonu lay doxee ku waxul lu leen neex ngeen ne dañ lay rey ku waxul yéen tilimal ngeen ma ba seen xol sedd mu gis ngeen ne mënu leen ma tilimal léegi dañ lay rey moo des si yéen mënu leen ma rey yàlla bu ko jaagalee seen loxo nag dina antu faalewuma leen asalaamaaleykum messenger allo salaamaaleykum maaleykum salaam sista na nga def Hélène maa ngi fi yaa ngi ci jàmm maa ngi si jàmm yaa ngi en direct mais des naa loolu man maa ngi nuyu ñëpp ñuy déglu ñu ngi lay fay sista mais damay jëkkee ci yow ak Dior am na waaw mais xanaa dafa am li xew yéen ñaar dafa am lu xew actuellement parce que yéen xam ngeen ne lu nit ñi mën a def pour déstabiliser leen dinañ ko def am na ñoo xam ne ñu jóguñu dara pour jaxase leen yéen ñaar parce que yéenay téyel Assane li mu bàyyi woon gannaaw dëgg la dinañ jóg pour ñaar ne ay naafeq dinañ dox ci suuf lu nekk dinañ ko def mais bu leen accepter loolu que ce soit muy yow que ce soit muy Dior que ce soit muy Assane que ce soit ñeneen ñi topp ci seen gannaaw mais benn objectif la ñu am su fekkee nag da ngeen bëgg a continuer nag di dox ci kanam bëgg di gëstu mais seen yoon du gaaw mais sister xanaa dafa am lu xew ci diggante bi te yëguma ko xanaa du dama dégg ni ngeen dama dégg di ngeen waxee sànq rek ma xaw a am ay fan la ñu waxee loolu audio yi démbale woon ci groupe bi dafa génn ci groupe bañ ko doon waxee dégguma ko woon démb parce que démb dama amoon ci yeneen yu ma nekkoon léegi audio boobu lan lañ ciy wax parce que man maag Dior li ñu échangé ci benn groupe la te groupe boobu dañoo wax ni que dara du fa génn waa groupe Cheikh Ibra Fall nag kon kaay leen parce que kon seeni audio génn na groupe bi te dem leen xool na ngeen xool nag kan mooy génne groupe bi xoolal bu génnee yow xam nga li la tax a jóg du xam nga li ngay liggéey du xam nga ko waaw xam naa ko système bi lay wala wóolu nga sa bopp Dior wóolu na sa bopp mais bu leen déglu ñu ci des man dégluwuma sax kenn wax dëgg yàlla def leen ñi ngeen war a def aw ma jot boobu ngeen def li ngeen war a def gis nga fi mu nekk ne xam nga waxtaan wi kañ lay neex bés bu ñu atteindre suñu objectif foofu la waxtaan wi di neexee effectivement Fanta Assane nag xool naa vidéo bu baax parce que ku ko gis xam ne moom provoqué wul histoire talu leen sax ndax milieu boobu milieu ñaan la woon ak milieu sàkku barke kon Assane ni ma gis ni mu taxawee ci boru otom kenn attaw ko mu ngi taxaw xam nga ko kon provoqué wul histoire dëgg la parce que yàgg nañu àll bu ñu gisee vidéo dinañ mën a juger vidéo bi dëgg la sister parce que ñi doon xataraayo ak ñi doon saaga boo ko xoolee beneen size bi la jógee effectivement mais Assane fi mu taxaw moo ki nitam mu ngi taxaw ci booru oto bi bougé wul xataraayowul kon moom dañu ko fekk te dañu ko tooñ dëgg la waaye ñoom bu fekkoon ne liggéeyal xel ko moo leen taxoon dem kon du demee noonu effectivement gis nga milieu boobu place boobu borom daf ko aaral boppam ba ku fa def loo fa warul def dafay delluwaat yow lay dëgg la kanta nag pour gouvernement bi utal ko protection mais gouvernement bi ñu ko utal protection non toll bu ñu ko xalaat sax au contraire dañu koy yónnee ñu ko finance leen na mën na ko def mën na uti autorisation porte arme loolu mën na ko def am na droit am su ko nar a faagaagal mu faagaagal la non peut-être mais pour ñu defal ko protection gouvernement bi bu ñu sañoon Assane lii des ci ngoon gi du dese ba kenn mais mën na dem nag uti autorisation porte arme yore si kalam comme ñëpp mais na def très attention xoolal bu mu wóolu kenn Sénégal Belgium bu mu wóolu kenn Sénégal 6799 boo nekkee ci état bu dee noonu da ngay ñaaw njort booy dox del gestu amal réflexe bu gaaw comme ni ngay dawalee États-Unis xam ne fu nekk la sa bët di dem amal réflexe boobu bul am dara looy ragal bul am looy tiit ndax ku nekk ci dëgg xoolal bul tiit bul ragal yàlla mu ngi sa saay I know te Serigne Fallou mi ñu bokk yaakaar dina la aaral boppam inchallah ndax Pape Diouf bu la yoral woon xaalis amoo fu day ne ko danga ma yoral xaalis ndax ku la gis xam ne jom nga feese Wally Seck nga fa
bàyyee nga fa keneen ak keneen nga fa mais neew kenn kooku daf la yoreel xaalis Pape Diouf nga wax kon daf la yoreel xaalis su amee jot nag wala mu amoon lu mu fay dafa waroon a fayee waaye warul indi ay gàddu korom moom mënoon naa ñëwal boppam moom rek xanaa amul doole. man dama xam Pape Diouf fayal kii xaalisam te coow li jeex waaye. xanaa amul doole. Youssou Ndour na la fayal bokk su nekkee mënoo fayal sa bopp na la Youssou. waaw yow bàyyi ma laa la wax. gis nga nii ñoom muy Youssou Ndour muy a Pape Diouf kenn kuñ ci boole ak Pape Diouf ñu may leen 5 minutes Pape Diouf rey leen Assane rey leen muy Pape Diouf di Youssou Ndour kuñ ci boole ak Assane 5 minutes Assane rey la. gis nga nit ki du doole mooy xeex ci sa maayin la boo nekkee ci dëgg yàlla moo lay may doole moo lay may fit Assane yàlla na ko yàlla aar ci barke sëñ Fallu mi ñuy yaakaar. sëñ voilà merci beaucoup. te nag ngeen góorgóorlu coow li du fi jóge wax ji du fi jóge mais muuf leen am ngeen xool ci seen kanam. li ci des yàlla moo koy yeggale bés buñ ca tolloo lépp dina sotti. bilaay walaay merci. salaam ñaanal de leen ñaan rek de leen ñaan. ok yàlla baax na. merci beaucoup maman bye. voilà di wax ni que li xew donc yéen may leen ma bu leen woote may leen ma wane vidéo bi pour ñi ko jotut a gis Rachid may ma tuuti ma teg vidéo bi ma toppaat liste bi am na ku ma woo benn jigéen ju ma woo Maroc fàttewuma la dama bëgg ngeen may ma teg vidéo. bu leen woote bu dee yaa ngi seetaan live bi bul woote ma wane vidéo attaque agression Pape Diouf. am filmé non non pour filmer li xam nga ñu baaxul moo Pape Diouf non non ay kat day xeex moo Pape Diouf Pape Diouf ay kat nekk mbokk yi xam nga kuy woote ku ne mooy ni yaa ngi seetaan live bi kuy woote ku ne mooy ni yaa ngi seetaan live bi kuy woote ku ne mooy ni yaa ngi seetaan live bi xam nga ni maa ngi live dangaa bëgg a wax léegi lu tax mënu leen ma bàyyi ma teg vidéo bi Sénégalais yi seetaan ko xam fii nu mu demee boo leen xoolee position Assane fu mu taxaw ak lépp di ngeen xam ni que Assane dañ ko fekk si doon ko jéema fexeel loolu laa leen bëgg a woon ngeen di ma woo rek mënuma dugal vidéo bi am da ngeen bëgg ma bloquer seeni numéro bàyyi leen numéro Argentine yaa ngi may xool bu ma woo bàyyi ma teg vidéo bi Sénégalais yi gis ce qui s'est passé Italie bu ma woo bàyyi leen ma dugal yaa ngi tax may wax comme Assane sax oh Jesus Christ. Voilà comment on va développer le Sénégal si on n'est pas discipliné lii moo am problème bi laa am ci groupe Facebook yi problème bi laa am ci groupe WhatsApp yi mooy ni que ku ci nekk day bëgg a def lu ko neex ku ci nekk day bëgg a def lu ko neex ku ci nekk day bëgg a am règlement boppam ku ci nekk dafay bëgg a enjoy boppam na mu ko bëggee bu ko neexee saaga nit ñi mais day wax ni que kenn du ko génnee groupe par exemple loolu mooy sama problème bi may am tout le temps parce que man principe bu jàngalekat laay doxee dafa am ay règlement ñu teg ko dafa am ay principe yu ñu teg ku ci nekk na ko respecté bu ñu ko respecté ñu doxal liggéey bi am fu ñu ko jaarale mu jaar yoon muy njëriñ waaye bu fekkee ni ku ci nekk day bëgg a li fu boppam du sotti da ngeen di mën a kenn xoolal ku ci nekk day nekk au service de sa propre personne man je veux montrer la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion et puis sax vidéo bi nekk illustration au live bi ñuy def lii illustration wu live bi ñuy def ok numéro Italie bi jeexee par 1189 wal xoolal dama koy waat te man lu ma waat dama koy def parce que du ma caaxaane yàlla xoolal numéro Italie bi boo ma woowaatee ma bloqué la yaa ngi may déglu ci live bi non boo ma woowaatee bi lay walaay dootoo dugg ci live dootoo wax ak man parce que man xàmmee naa numéro yi ma woo après damay toppaat liste bi bàyyi leen ma tegal Sénégalais yi vidéo Assane Diouf bi xel comme ni ko Pape Diouf ñëwee fekk fa mu nekk pour attaquer ko loolu laa leen bëgg a woon je vais vous montrer la vidéo
On est là pour un objectif, c'est pas pour moi, c'est pas pour personne, c'est pour le Sénégal. On veut dénoncer quelque chose qui s'est passé, il y a un élément vidéo. Laissez-moi mettre l'élément vidéo. Ken doxul soxlaam fii man doxuluma sama soxla bu dul woon loolu fii lay toog di wax li ma arrangé. boy bàyyi na am filmel. léegi bu ma nekkee live nga may woo vidéo call nga may woo voilà le Sénégal, chers amis, voilà le Sénégal. On ne peut pas mettre la vidéo parce qu'il y a personne qui a la discipline d'attendre que gars yi seetaan ba vidéo bi jeex après nga woote mais boo toogee seetaan ba vidéo bi jeex kon da ngay nekk un bon citoyen gis nga ku ci nekk ba waxu boppam dégg boppam di wax ci live bi ku ci nekk chacun veut entendre sa propre personne parler dans le live. Il faut que nga dugg ci live bi maintenant je laisse tomber. Ok, j'essaie. am filmel. non non pour filmer li xam nga baaxul. moo Pape Diouf la moo Pape Diouf la moo Pape Diouf. non non waykat bee xeexul. moo Pape Diouf la Pape Diouf waykat nekk. Pape Diouf moo koy dem ci moom. Pape Diouf sama xarit boobu. Pape Diouf am comme ça. kenn ko Pape Diouf yi ñoo ko sonn. Pape Diouf. Belgium. mal civilisé ba bëgg a dee bu nit ñi jàppee ay règlement mënu leen koo respecté. xool leen Assane Diouf rek bougé wul mètre bougé wul fa mu nekk moo ngi ne moo sol maillot bi. non élément bi moom dinaa ko wone élément preuve la yow numéro Belgique bi moom boo moytul duma la dugal ma bloqué la gis ngeen Assane Diouf fii mu ngi ni taxaw gis ngeen ko xool leen il est de dos bougé wul mu ngi ci fa mu nekkoon ci otoom bougé wul donc procureur de la République kii attaqué wul nit de dañ koo fekk dañ koo rëbb dañ koo dem ba fekk ba fa mu nekk waayu Belgique kii moom suñu noonu la moom ki nekk Belgique nii di woote noonu la donc moom bëgg na ni élément bi du ko jàllale mais dinaa ko jàll xool leen Assane Diouf moo nekk nii ci coin bi nii Assane moo nekk nii gis ngeen Assane moo nekk nii bougé wul xeexul ak kenn xataraayuwul demul wuti kenn fa mu taxaw la taxaw. asalaamaaleykum. di nga coupé kay. ok du gis ngeen Assane bougé wul demul sax vers ña ñëw di ko provoquer dafa taxaw calmement donc procureur donc am nga tous les éléments pour montrer que Pape Diouf s'est déplacé pour trouver Assane direct ci tool yi pour mën a xeex ak moom pour mën ko indil problème loolu nag na ngeen ci jël ay matuwaay parce que citoyens yi bu fekkee ne léegi ñoom ñooy fajal seen bopp donc nañu dissoudre justice sénégalais yi te jox ku ci nekk autorisation de port d'armes ku ci nekk dem jël say gànnaay ñu nekk Far West Sénégal nekk Far West benn yoon parce que lii la Pape Diouf nekk tey lii la Pape Diouf indi tey Sénégal. asalaamaaleykum. 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 maaleykum salaam sëñ bi yaa ngi en direct ak pencum askan wi.
waaw soxna Hélène na nga def. maa ngi fi maa ngi sant suñu borom bu baax. ba yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. tur bi naka la. Khadim Cissé Touba coordinateur Askaw Touba. coordinateur Askaw Touba yow mbaadu événement yi da nga koo fekke wala da nga koo yëg da nga ko dégg rek comme ñun. waaw man nag comme ni ma ko jotee ci internet bi. ok. noonu laa ko jotee. kon ni ma ko liiree comme ni ko nit ñi liiree ci internet bi noonu laa ko liiree. dëgg la lan moo doon sa contribution tey lan moo doon sa contribution. waaw li ma bëggoon wax daal mooy dinaa wax ci cas Assane Diouf ak Pape Diouf. parce que tey jii bu fekkee ñoom dem nañ ba Xelkom lu mel ne sëñ bi di woote ab liggéey ñu dem ba àgg foofu jàpp naan daal ak loo xam ne luñ jàpp daal am na yoo xam ne war nañ ko mën a bàyyi ba ñibbisiwaat Dakar wala ñu seet ne nañ ko réglé mais waruñu ñëw ba Xelkom di def loolu ndax loolu nekkul loolu. da nga xam loolu rafet na loolu tegganu. déet du ñoom ñaar de. du ñoom ñaar de wane naa photo yi wane naa film bi léegi yaa ngi tax sax maa ngi dotoom benn nit la kenn moo jubal ci keneen ki sax jublu jéemuta kii Pape Diouf la nañu wax loolu man bëgguma waxu sénégalais ni ñuy waxee sénégalais bëgguma ko man bu nit tooñee dañuy wax ni diw moo ko def mais Sénégal dañuy daal di nekk wax ko dans le général daal di ne waaw lii ngeen def nii de moom ñaawlu nañ ko lii kii après mu mel ni que yëf yi ñaari nit ñi ko bokk. maa ngi ñëw soo mbaay rek dinaa leeral foofu tuuti yaa ngi dégg. waaw. Assane moom nekkul na moom moo tooñ rakku Pape Diouf moo protégé Assane yaa ngi dégg. Pape Diouf mu ngi woon ak moom ba mu koy def. rakku Pape Diouf moom moo protégé Assane tey dafa ay dañ nekk di séddale ay mburoog ay xeetu mel noonu. ñu dajee si tool yi. après rakku Pape Diouf bu naan Xaadim kooku moo protégé Assane. yaa ngi comprendre. bi loolu amee après si la loolu am mais dama ne maanaam ak lu mu mënti demee rek war nañoo mën a bàyyi ba jógee foofu mais waxuma ne Assane moo tooñ. waaw moom kay Pape Diouf moo woon bàyyi ba ñu tase Dakar parce que xam na ni Assane Dakar la nekk moom Dakar la nekk. waaw du dëgg. mais waaw kon waxtaanoon nañu wax dëgg rek. waruñu mën a song Assane foofu noonu yaa ngi comprendre mais li ma si bëggoon wax daal loolu lépp daal nañu bàyyi parce que xel comme tamit nekkul bërëb boo xam ne pour loolu la. jërëjëf ñoom ñaar ñëpp dañoo juum. waaw ñoom ñaar ñëpp nan la ñuy juumee te kenn ki dafa taxaw fa mu taxaw nit ñoo fekk ko fa. moom daf ko dafa da nga ko dégg mu woo Pape Diouf ne ko Pape Diouf kaay fekk ma fii Xelkom maa ngi fii kaay maag yow ñu defante ko da nga ko dégg mu woote wala lenn Pape Diouf kay la xam nga kan ngay wax. Tange Tandian mi nga xam ne man bëgguma sax di wax ci yu mel nii Tange Tandian nga xam ne moo woo Pape Diouf ne ko Assane Diouf a ngi telle place tel bërëb. ñëwal fekk ko fa. kooku daal di topp ay instruction wu Tange ba yegsi ci Assane Diouf ñooñu ngeen war a wax nañu bàyyi di atte histoire comme niñ koy attee façon atte Sénégal boobu nga xam ne dañuy atte wax bi mu mujjee mel ni ñëpp a ci bokk da ngay fekk nit ñëw jóge fële doo nit pes kooku balaa moo gestu ñu atte ko balaa moo yëngatu fekk atte nañ ko ak ka ko pes mais bu ñuy nettali waxtaan bi xam nga lan la ñuy wax dañuy wax ñoom ñaar ngi doon xeex lañu def ñaaw na te duñu wax ni que kenn ki dafa toog ñëw ñu pes ko jotut a fay loolooy problème bi non bu ñuy wax nettali xeex mbala histoire nañu leeral lépp ba nga xam ne du ñu ci takkal keneen man loolu moo may rey man loolu moo may rey toujours leeral lépp bi mooy man dama la moo si nekk dama ne la rek Pape Diouf moo protégé yaa ngi dégg Assane saagu ko loolu moo waral mbir mi demee noonu mais parce que ñoom ñaar jot ñoo jàppandi fa gàddu ko moo def seen diggante du dëgg. man kay damaa bëgg mu nekk nañu wax dëgg rek na yëpp leer sëñ bi maa ngi jéggalu yow dama la bëggoon da xoolal li ñuy wax ni ñooy wax la même chose de man dama bëgg wax bi leer rek parce que waxu réseaux sociaux dama ko xam après day am ay décide day am ay loo xam ne bul desee leer rek moom la seytaane di jël te moom ci loolu la ñuy liggéey loolu nag da nga koy leeral ba ñoom duñ ci mën a yàq dara duñ ci mën a sos dara comprendre gannaaw bu loolu jàllee tamit yaa ngi dégg waaw ñi ngi rafetlu sa taxawaay ak sa liggéey bu am solo ngay def merci beaucoup merci walaay trop yow ak Dior ak sa parce que ñun ñett tamit bu am solo pour ñun Sénégal merci jërëjëf parce que liggéey ni def amaat yeneen nit ñoo xam ne danañ taxaw dëgg def mën nañ ko am merci ndax loolu tamit yombul xam nga perte de temps boo xam ne yaa ngi toog di def laay da nga mënoon def yeneen ak yeneen nga toog wallaay dëgg la loolu duñ ko def
merci Sénégal il faut mu am ñu sacrifié wu comme tous les pays du monde il faut mu am ñu sacrifié wu dama jàpp ne li may def sacrifice la dama koy def pour sama askan mooy sacrifice bi Assane di def Assane mu ngi koy def sur le terrain tey mais man ci logique boobu laa nekk te li may def lépp xëy na mun naa mëtadi nag waaye yàlla dina mëtali li des dégg ngeen mais yéen baa ngi fi yéen baa ngi fi noonu la ku nekk sa fi nga péd na taxaw foofu te parce que man gis naa tamit ngay liggéey beneen liggéey bu rëy yoo xam ne yaa ngi liggéey ci suuf yu am solo donc dafa koy rafetlu bu baax a baax merci jërëjëf waaw yaa ngi daal xam daal wax dëgg yàlla seen liggéey man du ko parce que bu ñu amaatoon yeneen nit ñi mel ni yéen rek xam duñu bëgg mën nañ ko merci sëñ bi kontaan nañu yow dem jëli seen carte d'identité parce que 2019 parce que ñëw na ba pare ñëw na yegsi na ba pare parce que doo bàyyi ba affaire yi jege nga bëgg a dem di xam si yooyu pour jël sa carte d'identité impossible loolu mu ko nekk dëgg la jërëjëf ñeneen ñi nga xam ne amuñu carte d'identité dem bindu ji jéem a déposé def ndax loolu laay ñaax sénégalais yëpp waaw am na solo trop sëñ bi mënoon yow da ngay xeex ba pare te yoroo gànnaay dëgg la de dëgg nga wax dem leen jëli carte yi gars yi dem leen jëli carte yi bàyyi toog bi parce que boo xoolee 2017 bi parce que jeex na 2018 ay 6 mois campagne bi commencé nit ñi duñ tal pour dem récupérer seen carte d'identité ñi defar carte d'identité duñ tal loolu c'est parce que ñu ngi nekkaat ci beneen ambition boo xam ne ndëleeg sax dépassé nit ñi nañ yeewu nañ dem jëli ci seen carte d'identité yi man daal loolu lay conseillé ñëpp waaw jërëjëf maa ngi rafetlu liggéey bi sant naa ko gërëm naa li ngay def am na solo trop merci di soxna Dior baax a baax merci kontaan nañu jërëjëf sëñ bi di wax ni que tey donc Xelcom ñi nekk Xelcom yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal kontaan nañu ci yéen Argentina léegi ngeen may ma Argentina dinaa ñëw Monfils Alex WhatsApp audio Monfils Alex WhatsApp asalaamaaleykum mon fils dégg nga kii bi sax loolu lay wax mon fils Alex waaw na nga def allo yaa waaw mon fils comment vas-tu oui ça va naka la ça va alhamdulilah yaa ngi ci biir duma bëgg di woote sax parce que damay woote ñu ne moo ko digal moo tax damay bëgg dugg ci sa live mais duma di bëgg quoi non da nga bëgg a dugg nag parce que wax dëgg yàlla citoyen nga te am nga loo nga mën a wax ci la seetaan xam nga ci sama beneen téléphone mais bëggoon naa dugg yàbb mais damaa ragal gars yi léegi da ngay dugg ñu ne moo ko yabal ak mooy loolu waxal bu ñu dégg reste garde ta liberté bu la kenn sàccal sa liberté bu kenn jël sa liberté waaw sénégalais bugg ku koy wax dégg comme Assane Diouf lu mu leen di wax suba ba ngoon loolu la ñu bañ a dégg da ngeen di dégg da ngeen war a dégg gis nga xeex bi xeexu Sénégal soo gisee Assane Diouf teele bakkanam ngir Sénégal yéen da ngeen ko war a comprendre jàppale leen ko ci te daa tee moom chaque life da leen koy wax bakkanam da koy joxe addiya seen Touba kon da ngeen ko war a jàppale ci loolu mais Sénégal